ñu di dem ba teg ñeent fukki simili ak juróom mbokki rafetlu ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si lu jëkk gën a fës nag bokk na ci fësal gi ñuy fësal yenn ci ay produits yi nga xam ne moom la ñuy xeesalee tere gi nga xam ne nag CNRA tere nañ ko ci kuréel boobu nag dogu na ci boobule tere CNRA nag la mu xamle lu ko mooy nag ñu daal di sàmmonteeg dogal googe Babacar Diagne njiit la moom nag xamle na ne ay daan dana ci fekk ñi nga xam ne dañoo wàcc yoon. Babacar Diagne mu ngi doon amalub nemmeeku wala boo ko nekkoon ak gan ci groupe E-Media Invest démb la woon fexe ba yar gi ànd ñeel ndaw ñi dëppook diine jële fi mbirum góor jigéen bokk ci fatwa bu Serigne Babacar Sy Mansour ci xalif général Tidiane nag yëkkati yile kàddu gannaaw cérémonie officielle bu gàmmu bu Tiwaawoon kàddu yile nag Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ànd na ci moom dem sax ba yëkkati article 319 ONG Jamra dàkkul benn yoon daal di amalub wërngal ci këru diine yi ngir gën a mën a yee askanu Sénégal. ponk gu mujj gi daan ci ànd ak Cheikh Sall moom nag mu fas yéene noo jàngatal yéenekaay yi xëy fasal tey jii yemoo ko talaata fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum 2019 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. mu ngoog gannaaw ba ñu leen nuyoo CNRA di këru liggéeyukaay bi nga xam ne moom la ñu dénk ngir muy may bët li ñuy fësal ci rajo yeeg télé yi ak këru taskatu xibaar yi loolee nag mu daal di dellusiwaat ci tere ga ñu tere ngir ñu daal di fësal yenn ci ay produits ñeel wàllum xeesal njiit la Babacar Diagne ñëwoon fii ci daluwaayu ITV la mu xam ne nag moo di dogu nañu ci xeex bi ma ngay artu itam ne ñi nga xam ne nag duñu sàmmoonteeg bi la dogal ñoom nag daan mën na leen di fekk ci seenub liggéey. Babacar Diagne dañu koy teewlu ci micro El Hadj Malick Cissé. presque li mu ci wax leer na ndax yàgg na mat na ñaari at te code boobu ñun ñoo ko defar ñun journaliste man mi sax bokk naa ñu ko doon bind ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nañ dal ci seen ko mais góob moo ñu egg foofu man daal li mu wax mooy man ci métier bi laa jógee bés bu ma tëjee chaîne dinaa ko def à contre-cœur sama xol di nàcc parce que man ci moom sama métier te gis naa ne chaîne yi mu tudd ITV tudd TFM RTS machin ci gannaaw boo ko xoolee rek centaine de famille ñu nga fa ñu ci liggéey du ci tedd loolu la ñu gën a xalaat mais dafa naa ne waxtaan bi ñu commencé ba léegi ñëpp di ñuy déggal def naa ko ci Coupe d'Afrique bi wax naa ko léegi Mamadou Ibra Kane seen DG bi ma ko woowee ne ko Mamadou mais lii rajo yi dafa am droit de mu ne ah bon micro xaw ma ko woon immédiatement dafa arrêté am na ñoo xam ni dama leen ñu ne non dinañ ko def duñ ko def yéex ba ma benn sanction ñu doo ko def mu ne dafa ci suba sa dafa jëf dem ci jënd droit yi moom ko je pense que waxtaan bi daal baax na te pour le moment ñu ngi ñuy déglu. ñu gisee ne tugal ak yooyu dafa baax suñu gars dañu daw dem fa biñ Amérique bu ñu ne am na xaalis suñu gars dañu daw dem fa. mën na nekk menace bu dee ñun vigilant wuñu bu dee jéguñu mais je pense que y a beaucoup de conscience fi mu nekk nii ñu bari xam ne gis nañ ñu ñëw xam na ni ñu ngi bokk cible bi mooy population yi te ñun on est mieux armé ndax suñu askan la ñooñu gën a xam. léegi nag ci moyens yi foo naa war nañ ci jàpp te état bi war naa am lu mu ci def. ci cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan atum 2019 ci la xalif bi Serigne Babacar Sy Mansour daal di yëkkati ab fatwa dellusiwaat nag ci yar mi ñeel ndaw ñi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di tout tànk yi ngir rek ñu gën a bàyyi xel ci yar mi le mu gën a méngoog diineek l'islam mu di kàddu yoo xam ne Mame Matar Gueye fësal na ci àndam ci yile kàddu la mu xam ne itam mu di yëkkatiwaat lu jëm ci article 319 moom Mame Matar Gueye xam ne itam ne ñoom itam daañu dogu ci xeex mi le ngir ñu jële fi lépp lu jëm ci wàllum góor jigéen loole nag Mame Matar Gueye mi ngi ko yëkkati ci seen émission Kennu Askan Wi yemu ca nag la mu xamle moo di daañu amal ab wërngal ci biir këru diine yi ngir gën a yee askan wi waaye itam duñ ci wet ay kuréel yoo xamante ne ay jàngalekat la daal di boot daañu leen a gunge ci bile xeex Mame Matar Gueye dañu koy teewlu ak Khalifa Diakhaté. dañu ne homosexualité. c'est tout ce que je dis. lesbianisme. oui. zoophilie. mooy ñiy tëdd ak mala. xeetu ngóor jigéen la. nécrophilie. ñii nag ba guddi ñuy raasaatu dem ca morgue ba di tëdd ak ay néew. yooyu yëpp article 309 rëbb na ko xaraamal na ko pen yi lii la. très bien léegi alors ba ñu defee loolu. Amadou Mbéri Sylla jot ko. mais mu am ñu ñàkk jom di ko menacer. xanaa ñoom ca la ñu bokk. waxtaan nañ ci ak moom waaye taxul ñu bàyyi.
ndax ñun défendre valeurs yu rafet yi fii mag ñu baax ñi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène moo ñu gënal kaay añ ko ñu gënal kaay reer dinañ ci dellu siwaat loola waral nag ma di la jox information ne tournée ba ñu waroon def décembre léegi dañ koy anticiper semaine bii lañ koy def pour 3 raisons parce que dinañu dem jëmmante ak Serigne Mbaye Sy sargal ko ci fatwa bu am solo bi mu yëkkati ñaareel ba mooy te lu bees la bi yoon duñ ci wéet parce que Dame Mbodj bu CUSEMS nee na ñoom enseignants itam am na ñaxtu bu mel noonu dañu bëgg ànd ci donc xeex bi prochainement mooy fexe ba autorité yi teg si baaraam tudd ko mu leer non seulement mu leer waaye aussi nañu bàyyi contradiction bi def article 319 qui condamne l'homosexualité ce même état wëlbatiku di jox homosexuels yi ay récépissé non l'acte contre nature tuddee ko lu la neex non man tuddee ko lu ma neex man damay wax les faits homosexualité du acte contre on est bien d'accord mais xam nga yoon moo sew waaw acte contre nature ak homosexualité booy xool mënoo jàpp nit tey jii boo nekk homosexuel nga yóbbu ko si yoon kenn du ko daan boo ko fekkee prouvé ne acte contre nature la amal maanaam mu ngi seex góor tey góor wala seex jigéen tey jigéen foofu la ko yoon di daane. waaw kon homosexuel yi ñu tëj te ay magistrats jël décision yi de manière souveraine. ci lan lañ sukkandiku. si seeni preuve. preuve wu lan du acte contre nature. acte contre nature loolu laa lay wax. voilà ay homosexuel lañ. acte contre nature défini par l'article 309 daal di ëmb. homosexuel lesbienne il y a des lesbiennes qui sont en prison. ñooñu mën a tuddoon fii ci bar piano daal di def détournement de mineur di def ay actes de lesbianisme ñu ngi ci kaso bi c'est sur la base de l'article 319 Mamatar Gueye ne woon démb ganuk kennuk askan wi ak Khalifa Diakhaté leneen lu ñuy waxtaane nag di ab rapport di jàngat boo xam ne ay kuréel yu bokk ci société civile ñoo ko daal di amal ci atum 2019 rawatina ca diwaanu Kolda ca Fuladu ñoom ñooñu nag ñu fësal nag li ñuy nemmeeku di xoqatal gi ñuy xoqatal soxna yi ba noppi nag di leen di sàkku ay kuréel yooyu nag ñoom la ñu xam ne itam moo di jot na ñu daal di baral xeex mi ci ab ndaje la ñu ko daal di yëkkati ndax bu mujj di ab soxna boo xamante ne dañu ko daal di faat foofee ca Fuladu ca commune bu Bagadaji ab borom këram moo ko daal di faat loolee nag waral soxna yi la daal di daal di jóg defub say ngir daal di fësal seen xeex di sàkku nag ñu daal di jël li nga xam ne moo di sàkku ñuy sàkku soxna yi daal di koy criminaliser dañuy dellu soit ci bile waxtaan ak Seydou Diatta. lël bu ñuy amal ni ñeel tàggat acteurs yi nekk ci gox-goxaan yi ci lépp lu soxal sàmm ak yelleef doomu adama lu ko tax a jóg mooy indi ab tontu ñeel mbëggal ak métital yi ñuy faral di teg ci ndodd jigéen ñi ndaxte atum ren ji tàng na lool ci ñoom. 2019 day bu njëboon ni at mi la bu nga xamante ni at mu tàng la ci jigéen ñi. gaa at yi ko jiitu am na ca yu ca nekk nag waaye 2019 moom daf cee gën a tàng ndax dañoo gis ne janvier ba léegi fukki jigéen ak ñaar rey nañ leen fi te rey gi moo di ne dañuy jëflanteeg ñoom sàkku leen ñu bañ ñu rey leen wala ñu jéem leen a sàkku ñu bañit ñu rey leen maanaam rey boo ci gis rek ànd na ak loolu ñu naan sàkku bii nga xam ne moo ci mujj mu nekk fii ci Touba kooku nga xamante ni si ñaar fukki at ak juróom rek la am muy Xadi Sëy nga xam ne wàcc na ñaari doom yu jigéen ba pare moom ci jëmmam sax ëmb kaneen ñu ñëw rey ko te doon ko jéem a sàkku avant ñu koy rey waaye gis nañu fii ci Bagadaji barki déem boo njaay rek ñu jël benn jigéen nit rey ko te nañ ko reyee tak moom metti ndax dañ ko rey jël sémmiñ gor ko ba nga xamante ni si dee na. lim bi jégg na dayu ngir dakkal lu nu mel faw ñu ñoŋal ak dëgëral taxawaay jigéen ñi ci ëtt attekaay yi waaye it dëggal projet de loi bi ñeel xeex viol ak pédophile ci mim réew donte léeg-léeg lépp luy tukke ci aada ak cosaan faral di naxasal jéego yi. barki déem boo njaay rek au mois de mai bi ñu faatee Binta Camara ak Kumba Yade ca Thiès. président de la république te ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko ci sant dafa daal di jóg daal ni fii war nañoo def projet de loi ñu criminaliser viol maanaam sàkku googu ak sax nañ ca boole sax pédophilie ndaxte sàkku gi gis nga rey sàkku ba rey noonu ci fukk ak ñaar yooyu am na ci ñaari xale yu nga xam ne ay mineur lañu diggante fukki at ak ñaar ñu reyaale leen. ñàkk xam seen droit
seen àq ak seen yelleef ñàkk am information yu baax lu ñuy xalaat rek nu ñuy rawalee waa ji nu ñuy sauver waa ji nu ñuy aaree image yu famille bi yooyu la ñuy xalaat kenn du xalaat lu dal xale bi walla jigéen bi kenn du ko xalaat. atum 2019 a ngi dem yoonam waaye mettital ak gaañu gaaña nga wéy ba tey di topp jigéen ñi. Seydou Diatta ñu waxtaanee yeneenub soxna ñoom nag seenub mbébét mooy fexe ba jàmm dellusiwaat ca diwaanu Casamance ci ab plateforme la ñu daal di bootu soxna yi le nag tey jii si suba la ñu daal di amalub ndaje la ñu fa yëkkati nag di naqarlu faat gi nga xam ne faat nañ ko Abdou Elinkine Diatta ci ayu bés yi ñu génn la ñu xam ne itam moo di li ni mel nag mun naa indi ay gàkk-gàkk ci tànk yi nga xam ne doon nañ ko dox ngir jàmm dellusiwaat ca diwaanu Casamance ka ñu cay déglu di Ndeye Marie Thiam mooy njiit la dañu koy déglu ak Omar Kane. dëju Abdou Elinkine bi muy loo xam ne naxalu nañ ko lool ñi condamné ko fu ñu ko mën a condamné rek condamné nañ ko ndax vraiment fi ñu toll tey ak processus de paix bi fu mu toll tey soxla ñu woon encore yu mel nii mais comme ñu ngi ci processus de paix dina am de temps en temps yu mel nii te mu doon loo xam ne vraiment waruta am mais am na mais dañu yaakaar ne loolu du tere ñu continuer ndax tamit ku xam Abdou Elinkine nitu jàmm la aussi jàmm la doon ut à sa manière mais nitu jàmm la aussi. mbirum Petro-Tim ba tey coow laa ngay wëy gannaaw nag déglu bi nga xam ne ñu ngi koy déglu ñi nga xam ne jot nañoo ami ndombal tànk fii ci réew Sénégal kañ ci mujjee déglu démb di Ibrahima Mbodj moom mi nga xam ne moo jiite woon Petrosen moom nag mi ngi woon ci kanamu doyen des juges ñaari waxtu mu sekk ab waxtaan ak doyen des juges gannaaw gi ba mu génnee nag nanguta àddu ci li nga xam ne nag jot nañ kaa déglu ci coowal Petro-Tim ñu fàttali ne coowal Petro-Tim nag mi ngi jóg gannaaw nag reportage bi nga xam ne waa BBC def nañ ko daal di cay takkal Alioune Sall di rakk ci njiitu réew mi Macky Sall Ibrahima Camara. mu ngi teel ak ci si biir palais de justice bu Ndakaaru sa deuxième étage ba lañ ko fekk mu toog ci buntu bureau doyen des juges bi moom mi fi nekkoon njiitu ko Petrosen secrétaire wu doyen des juges bi daal di koy woo ba fukki waxtu xaajee mu dugg ci biir yàgg fa lool amal ab laaj ak tontu ci digganteem ak doyen des juges bi ñeel mbirum Petro-Tim ba benn waxtu xaajee ci la Ibrahima Mbodj di soog a génne ci bureau doyen des juges ba ñaari waxtu la jàkkaarloo ak kookee di Samba Sall ngir ñu déglu ko ci mbirum Petro-Tim bi moom mi fi nekkoon na njiitu Petrosen ba mu génnee nanguwul yëy yàbbi nag ci lu mu jot a weccoo ak doyen des juges ba ñeneen ñu nar a déglu ci mbir mi nar a teew ci bureau doyen des juges bi fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi ñu dëgmal la. xibaar yi bi ci réew yi dañu koy dooree fu soriwul dara réewu Sénégal ca Gambie foofee nag bu ngeen fàttalikoo ci weeru mai gi ñu génn ci la CEDEAO nag daal di tàmbali woon li nga xam ne moo jëm ci autorité régulation bu concurrence maanaam lépp loo xamante ne nag wàllum concurrence la ñu daal di koy teg cib yoon ci ab ndaje boo xamante ne itam amal nañ ko fa démb daal nañoo waxtaanee lu jëm nag ci doxalin bi ñeel doomi aadama waaye nag ni ñu daal di wéccoowee lépp lu jëm ci wàllum produit ak yeneen réew ci bile ndaje nag ñu teewlu si docteur Yawza Ouro Sama moom nag moo àddu ci micro suñu ndaw ca diwaanu ca réewu Gambie di Amadou Barisha. Donc je crois que c'est une mesure temporaire pour corriger un certain nombre de choses. ci diggante réew Afrique soo jant xaatim déggoo bi moo di yombalal dem ak dikk bi nit ñi ci frontières yi waaye nag bu jafe-jafe wàllum kaaraange amee ci am réew am na ay loi itam yu wax ne mun nañ jël ay dogal ba saafara lu nu mel loolu tamit lu am solo la ngir réew yi mën a dox nu mu waree. Que cette fermeture engendre. Donc je pense que c'est un problème qui est sur la table des chefs d'État. Des échanges sont en cours et des solutions. wàllum kaaraange moo jiitu lépp lu jëm ci wàllum dem ak dëkk bi diggante réew yi moo xam jënd ak jaay wàllum entreprise yooyu waaye nag ñoo ngi dalal xel nit ñi dogal boobee pour diir bu gàtt la dinañ ubbi frontières yi nu mu gën a gaawee. Sécurité nationale d'un pays. Il va de soi que ce soit légitime que des... bu yàggul dara ci ndaje CEDEAO bu mujj bu am ci Niamey njiitu réew yi waxtaan nañ ci. de mon point de vue très important et qu'il faut lever pour assurer la survie du pays.
ñu desandi ba tey ca réewu Gambie waxtaane nag kuréel gi nga xam ne moom la ñu fa dénk bépp liggéey boo xamante ne nag day fexe ba jubale askanu réewu Gambie moom nag moo fa tàmbaliwaat ab liggéey mu di ñaareel bi yoon gannaaw nag ba ñu ko amale woon ci atum 2009 mu di nag saytu ñi nga xam ne nag dañu leen di tooñ di ay doomi aadama ñoom ñi le nag ñu daal di leen teg loxo li ni mel nag bu njëkk ba ñu koy amal di atum 2019 nag di tente ci président ba woon di Yaya Jammeh gannaaw nag ba mu làkkoo ñu daal di yëkkati bile coow nag kon jot nañ ko fa amalaat xoolaat nag ñi nga xam ne nag dañ leen di tooñ ak nag yile saafara nga xam ne jot nañ leen ko jox fan la tolluwaay bi toll dañuy delluwaat ca Gambie fekk fa Amadou Bari. fukki at ginnaaw yee fii ñu lóoru woon fàttewuñu benn yoon luñ jànkonte woon buñ sukkandikoo ci enquêteur commission réconciliation bi buñ wëree gox ak goxaan yi fu yëf yi xewe woon ngir dajale ay seede yi waa commission bi tàmmali ci altine ji déglu wàllum dëmm Abdou Badji ak kenn Mendy ñoom ñaar yépp nekk takk der daal di fàttali nu soldaar yi demee woon ci village yi ngir teg loxo yuñ ji ñoon ay dëmm lañu ñu téye leen naan loo leen xeetu saafara buñ leen bàyyee ñu bari jël ci ay feebar ci diggante bi sax am ñu ci jot gaañu ñu mucc nag ñoo ngi yàkkamti ngir ñëw seede ci commission bi ci benn weer enquêteurs yi war a gëstu ci bile mbir ci njëlbeen yoon nag waa commission bi war a dem ci gox-goxaan yi daje ak victime yi li ko waral nag ñu ëpp ci victime yooyu mënatul ñëw ci capital bi ci pàttali jàpp nit ñi ñu ji ñoo leen yëfi dëmm mi ngi am ci atum 2009 bu bàjjan njiitu réew mi gaañoo ñu gëmloo ko nag ay dëmm ñoo ko lekkoon ñaari takkader yi andi seen seede ci commission bi ci altine ji daal di déggal ne waa kaaraange réew mi ñoo yombalal teg loxo yuñ fi nemmeeku woon. Amadou Bari ñu bàyyeekoo Gambie wutali Guinée Bissau ak mbootaayu xeet yi di ONU moom nag di sàkku ci soldat yi nga xam ne ñoo nekk foofee nag ca Guinée Bissau ngir ñu raxasu ba set wecc ci jafe-jafe politique gi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ca réew ma conseil sécurité bu mbootaayu xeet yi nag moom yamu ca ma ngay sàkku nag ca Guinée Bissau ngir ñu amal fa jongante présidentielle ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre gi ñu ko jàpp nekk calendrier électoral ba bëggee naam ne sax ki nga xam ne moo di Faustino Imbali nekkoon élimaanu jawriñ nga xam ne njiitu réew ma José Mario Vaz moo ko tànnoon tekki na nombal tànkam waaye nag ba ndege si nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci mbootaayu xeet yi rawatina kuréel gi nga xam ne mooy bàyyi xel ci wàllum karange mi ngi am ab xel ñaar jëm ci jafe-jafe ya ñuy nemmeeku ca Guinée Bissau gannaaw Guinée Bissau ñu wutali Mali ak l'armée bi nga xam ne nag moom ngay def kéem kàttanam ngir rek jële fa ñi nga xam ne ñoo di woy fipp yi rawatina nag ca centre réewu Mali ndax l'armée ba nag moom ngay def ay pexe ngir mën a jàmmarloog ñi nga xam ne ñoo di woy fipp yi gannaaw nag ba woy fipp yi ñoom ña nga fay faat ay soldats yu bëri l'armée bu Mali nag ñoom ña ngay def seen fem ñu fàttali ne nag réew Mali ci atum 2012 ba ndëgëni si ñii di woy fipp yi ñu ngi fay woy di tekk der di lëmbee réew ma di fa fàtti bakken lu toll ay junni doomi aadama jot nañoo ñàkk seenu bakken ci 2012 ba atum 2019. ñu yegsi ci gëstu bés bi ñu bëri ci askan wi seetlu nañ ko yenn ci ay boutique ñoom nag taamu nañu di jël ay grillage di ko def ci seenub comptoir leen ñenn ñi nag jàpp ne mbir mi mbirum kaaraange képp moo ko lal ngir ñu koy def ndax dañuy moytandiku ñi nga xam ne ñoo di defkatu ñaawteef yi le waaye nag ñeneen ci askan wi la ñu jàpp nag moo di mbir mi ba tey xamuñu lan moo tax borom boutique yooyu di ko amal gëstu leeg Tidiane Cissé. mooy def tendance léegi ci boutique yi fii ci Ndakaaru bépp boutique boo dugg nga fekk fa ay grille bi ñu def ci diggante jaaykat bi ak client bi. daanaka mën naa la ne benn boutique rek laa jaar bi nga xam ne kooku amu grille te sonn nañ waaw sonn nañ am na ñoo xam ne bu ñëwee dañuy profité rek jël sa yenn benn porte wala sa leneen. grille yi lée naam dañuy rafetal boutique yi mais loolu taxul jaaykat yi def ko fii. bokk na si li ñuy protéger ñun ak bagage yi tamit waaw ñun tamit si lañ bokk. parce que am na si ñoo xam ne boo ñëwee daal dañ lay yenn saa yi jéem a indil ay problème wala pour bëgg a jël sa alal waaw yooyu yëpp daal bokk na ci li koy protéger. booy génn tamit bu fekkee da nga fi wàcc xale kese yaa ngi dégg boo génnee boo tëjee ak nit ñi duñu mën a dugg si biir kii jënd day taxaw si biti xale bi jaay ko mu dem yoonam mais am na client yoo xamante ne bu ñu ñëwee fekk ñu fi mag bi
dañuy ñëw di dugg nu mu leen neexee te loolu wóorul. Bien sûr, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont là pour prendre ce qui appartient aux autres. Moi, je pense que cela aussi peut être une explication à ça. pour boutiquier yi ñi di defkat ñaawteef bëri nañ léegi ci dëkk bi te grille yi lee doon na solution ngir aar leen ñoom ak seeni marchandises moo tax lu mu cher ñu ci investir. waaw grille yi xaw na seer tuuti xam nga rek weñ moom yombul moo tax day xaw a seer tuuti en plus surtout defar ko nii loolu tamit xaw na seer tuuti waaw mais fokkee rek nga engagé pour protéger sa bopp ak sa alal. boo gisee grille bi day couvrir presque bon kii bi habillage kii bi yëpp léegi ñoom su naree dugg day ubbi mu dugg mu fermer léegi loolu day tax client bi du mun a dugg à l'intérieur wala agression suy ñëwee dañu mun a accès directement à l'intérieur. aar boppam ak i alalam amul benn prix grille yi ci boutique yi doon na technique bu commerçant yi di jëfandikoo léegi fii ci Ndakaaru ngir rek moytu bépp defkat ñaawteef. Tidiane Cissé ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi ànd ceeg Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéene kaay yi xëy fasal tey. mbokk yi dal leen ak jàmm ubbi leen juróom-ñetteelu xëtu yéenekaay bi nga xam ne moo di l'Observateur ay jéey yu doy waar di fa fës ñu dem si diwaanu Louga si mbir mi nga xam ne moo jotale woon benn muudu ak koo xam ne dañ ko jàppe woon charlatan maanaam fajkatu cosaan boo xam ne jàpp nañu ne ay njuuj njaaj la doon def waaye moom mi yoon mujj na ko teggi loxo ginnaaw bi nga xamante ni bii janoon nañu ak attekat yi moom muy fësal ne ki nga xam ne moom la doon faj dafa tële woon maanaam góor gu mënul boppam la mu faj ko ba mu wér ma waral xaalis bi nga xamante ni bi fajoon na ko mu tolloon si 20 millions ak ñett jotale wala leen si kanam tribunal mujj si nax saay moom mi ñu bàyyi ko mu dem ñibbi ñoom ñi sax dañoo bañoon mbir mi jëm kaw ndaxte buñ sukkandikoo si Abdou Mbodj mi nga xam ne moo bind bi la article mu ngi naan ñoom partie civile bi dañ doon wax naan tribunal bi bu liy jib kaw des ba léegi si juróom-ñetteelu xëtu l'Observateur si juróom fukk présumé cybercriminel nigériens yi nga xam te ni bi teg nañ leen loxo fi si réewum Sénégal di ñoo xam te ni bi dañoo def ay njuuj njaaj si réseau Orange bi ñoom ñoo ñëpp mujj nañu si kasu bu rëbës jamono ji ka fa nekk te nekk si ay jafe-jafe moo di Hissène Habré moom mi nga xam te ni bi yéenekaay bi mu ngi naan yaram moom ma sutante ne lool te buñ sukkandikoo si ñi nga xam te ni bi ñoo di ay médecin moom mi mënatut a des si biir kasu bi ndaxte dafa wéradi lu ko dalee si weeru novembre ba léegi li mu dem si cabine médicale bi bëri na lool te ñu ngi koy faj ndaxte bu ñu fàttali ko Hissène Habré dafa amoon crise cardiaque jamono ji nga xamante ni bii seen ñu door ab procès wàllum yoon ba léegi l'Observateur di ñu xam ne ñeneen ñu dem si diwaanu Rebeuss mooy juróom benn doomi aadama yoo xamante ni bii ñoom la ñu jàpp ne ñoo defoon ay njuuj njaaj si mbirum drogue bi nga xamante ni bii jàppoon nañ ko si waaxu Ndakaaru yi waa marine militaire daal koy amaloon juróom benn doomi aadama yu ñu jàppe ay narcotrafiquant mujj nañ ci diwaanu Rebeuss ñaar rekk ñoo ci des bu ñu sukkandikoo si Libération muy benn doomi Écosse ak ki nga xamante ni bii doomu Sénégal la tudd Mbaye Acc te ñoom ñooñu tey jii danañu fekk seen i naataango L'Observateur des si wàllum yoon ba léegi naan bal yi nga xamante ni bii moom lañu jàppoon si diwaanu Pekes si diwaanu Pire lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróomi munitions yoo xamante ni bii ay munitions de guerre lañu door nañu teg loxo ñi nga xamante ni bii jàpp nañu ne ñoo ko def Libération xëy di yaatal naan ki nga xam ne moo ko doon jënd dëgg tudd Moustapha teg nañ ko loxo si diwaanu Mauritanie di mbir yoo xam ne jéego am na ci deful benn jéego si naal yi nga xam ne moom la amoon ngir jëlee gone yi si mbedd mi moom président de la République Macky Sall du samay kàddu turbine yéene kay xëy na xamale naan raté dëgg la Macky Sall defati ci jëne gone yi si mbedd mi Cheikh Mbodj bu ko si def si biir Sud Quotidien naan ni ñu jàppee daara yi si biir réew mi jékkul jaaduwul illégitime et irresponsable la ko jàppee moom Macky Sall yéene kay bi di Sud Quotidien jàpp ne brouillage dëgg lay doxalee jamono ji ndaxte diggante bi nga xamante ni bi tekki tekkaaral gi mu maye ci ñetteelu mandat bi nga xam ne judd na coow fii si biir réew mi mu ne tekk yéeyu si yàbbi ak jubóo gi nga xamante ni bi jubóo na ko ak maître Abdoulaye Wade dooleel gi muy dooleel transhumant yi nga xam ne ñoo koy fekk si ba si yokk doole gi muy yokk doole li nga xam ne moo di bennoo bi jàpp na ne brouillage dëgg la Macky Sall di doxalee jamono ji L'Observateur xëy fësal photo Macky Sall waaye mu ngi del siwaat si empreinte obligataire yi nga xam ne nguur gu Sénégal amal na ko mu jàpp ne am na lu laxasu si ginnaaw ndax du am lu laxasu si ginnaaw avenir politique moom Aïssata Tall Sall L'Observateur xëy ni samp laaj di jàpp ni ki nga xamante ni bii jamono ji moo di envoyé spécial bu président de la République avenir politique am jàllaa ñoo na lool ndaxte ab opposant la boo xam ne jamono ji mu ngi ci biir pouvoir bi Le Quotidien naan envoyé spécial boobu ñu ko def nag tax na mu ñàkk place bu député am foofee si pencum ndaw réew ma ka ko fa war a wuutu di Marème Soda Ndiaye mooy ki nga xamante ni bii moo ko njëkk ngaa ñi si jamono yi élection présidentielle yi nga xam ne Aïssata Tall Sall fekki woon na ki nga xamante ni bii moo di Macky Sall moom Marème Soda Ndiaye mu ngi naan ay kàddoom dara teggeeku si jamono ji moom mi teggi woon waxi ki nga xam ne moo di doyen des juges si convocation
convocation bi nga xam ne convoqué woon na ko mu lànk kandaare ne du si wuyu si biir Les Échos. Souleymane Ndéné Ndiaye mu ngi leeral lu tax wuy jiwut si boobule convocation ndaxte mu ngi naan ñaara am benn moo di ki nga xam te ni bi moo doyen des juges dafa jum wala mu xam li mu xam ba pare di taylu ndaxte convocation ñu ko jox yépp ñu ngi naan ko pour affaire vous concernant maanaam mbir moo xam te ni bii dala soxal te yoonam nekkul si li nga xam ni moom lañ koy woowee si geneen wàllu mu jàpp ne ak juwatle dafa am si citation à comparaître assignation à prévenu wala assignation à témoin moom mi fi nekkoon premier ministre bu Sénégal ne xamle matchu Sénégal ak Congo ni ki ëllëg la Sénégal dañu wax ni fukk ak juróom-ñeenti joueurs yi nga xam te ni bii ki nga xam ne moo di Aliou Cissé woon na leen si entraînement bu njëkk am na ñeenti joueurs yoo xam ne ñoo ci manqué jamono ji Sadio Mané si la bokk waaye buñ sukkandikoo si yéenekaay bi burdu bu mag a mag la fédération sénégalaise de football daal di amalee maanaam ticket match bi dafa jaawale ñaari Congo yi Congo Brazzaville ak République démocratique du Congo def si drapeau République démocratique du Congo si ticket yi jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. jaajëfal yooyu itam Cheikh Sall mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg programme ITV jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di woyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.